lu ëpp ñaari junni ci ay ndongo nekk ci classe C yi jàpp terminal ñoom la ñu dajale ci école 3 bu Pikine lépp rek ngir amal leen lii di ay cours de vacances te kenn du ci fay dara naka noonu ñi leen di jàngal kii di professeur Daouda Ndiaye ak mouvement action moom mu leen di fay jël tamit ay kit scolaire yu mot sëkk daal leen koy jox. nañu jëm a nas ay fexe ba nga xamante ni xale yi dana leen jël ci diiru weer ak xaaj ngir mën a mottali li nga xamante dañ ko waroon a jàng te mbas mi tax jànguñu ko. li ko dalee ci sëy ba terminal dinañ fexe ba nga xamante li leen manqué woon seen njàng na mbas mi yóbbee leen ko danañ ko mottali ba sax waajal leen ci li ñu war a jàng déwén. On ne peut que saluer et magnifier son action et surtout au-delà même du geste de la présence, ça montre une sensibilité qui est à souligner. On aurait bien aimé que toutes les personnes qui ont un tant soit peu à apporter à l'éducation et à toute action qui répond à une demande sociale. di wàllu fourniture masque ak lépp lu mu doon rek ñoom am nañ ko li nu mel nag nekk mbégte bu baax a baax ci jàngalekat yi nga xam ne jàpp nañ ne lii rek moo mën a tax njàng mi jëm kanam. tey ñu ngi fi mobiliser entre Pikine Est ak Djiddah Thiaroye Kaw 1100 élèves junni ak téeméeri ndongo yoo xamante ni tey ñu ngi suivre cours yi. ndimbal la mais tamit njàkkare bu parents yi amoon la teggi tey parce que ki nga xamante ni mi ngi xalaat ci jamono ni mu méttee nii fourniture yi du pour rek cours yi nii mais fourniture yi ñu gis nii yi mu jox élèves yi c'est-à-dire année scolaire bii di ñëw ñoom ñëpp mën nañ ko utiliser pour jàng ci te liñ ci distribué ëpp na 2000 kits yoo xamante ni tey ci Pikine Est ak Djiddah Thiaroye Kaw yëpp donc ëpp na ko donc loolu ndimbal la ci parent bi parce que tey am na yoo xam ne ñu ngi organiser ay cours di ci fayeeku xaalis bëri parents yi amuñu ko moom mu ñëw yombal ñu ko ba fayeekuñ élèves yi am na ñoo xamante ni tey ñu ngi ko bëgg a def waaye élèves yi parents yi amul ñu jëndalee seen i ay élèves donc ay fournitures scolaires moom mu jël fournitures scolaires yooyu jox leen. am mbégte lool ñi nga xam ne ñoo nekk waajuru ndongo yi naka noonu ñii di ndongo yi professeur Daouda Ndiaye ci li nga xam ne moom la def daal di jël en charge li nga xam ne moo nekk cours de vacances yi. waaw alhamdulilah bu amoon lu ko raw sax dañ ko si teg waaw parce que vraiment soulagé nañu tey ñun ñëpp am nañu fierté. wàcceel nañu tamit ay frais ay dépenses xam nga surtout année scolaire bi nga xam moom lañ jëm. man de damay rafetlu li professeur def parce que dans la lépp yàgg nañoo di yëngu ci wàllum njàng meeg njàngale bi mais bi mu ñëwee daal di ñuy appuyer jàppale ñu si daal di ñuy envoyer ay fournitures ak ay gel masque et tout ça maa ngi koy rafetlu bu baax a baax. la balle est dans notre camp mën naa ne instant bi si ñun la des pour ñu mën a wane ne daal. On mérite ce qu'il a fait pour nous. lépp loo xam ne ci wàllu jumtukaay la mouvement action moom moo ko jël naka noonu ci li jëm ci wàllu mesure barrière yi loolu nag ngir fexe gone yi am njàng mu baax naka noonu mucc tamit ci mbas mi. li ñuy def nii pour sunu doom yi la sunu jarbaat yi la suñu rakk yi la sunu ñëpp la parce que ñëpp xam nañu que Covid dafa am ay mesures yu muy laaj dont notamment le port systématique de masque donc il était important xale bu fiy ñëw. xale bu ci nekk dañ lay jox masque pour au moins assurer le port obligatoire de masque y compris enseignants yi xale yi seen parents yi seen moyens yi demewul noonu ak Covid bi te dañoo war a jàngi ñu jël xale bu ci nekk ñu jël la jox la benn kit scolaire boo xam ne am na ay cahier am na matériel géométrique am na lépp looy soxla même au-delà cours de vacances yi xale yi bu école ubbee mën nañ ko utiliser. cahier yooyu ak matériel géométrique day participer. ci mesure barrières yi day tax ba xale yi duñu abbalante seen biir ñu respecter donc les conditions avant jour bi école yëpp pulvériser nañ leen salle yëpp pulvériser nañ leen te loolu lañ ko fas yéene au moins chaque 2 semaines dinañ pulvériser école yi nga xam ne fii la cours de vacances bi pour tuer le virus dans les salles. toutes les conditions ñu war a mën def yi état wax ak système bi wax pour barrer la route au Covid dinañ ko def moo tax ñu indi ay thermoflash salle bu ci nekk xale buy dugg ci salle bi danañ la teg thermoflash bi pour assurer que amuloo fièvre. wala loo mun nga am mbas bi ñu screené la donc thermoflash yi mi ngi fii salle bu ci nekk également dañ fa def gel hydroalcoolique mu ngeen gis nii pour que xale bu ci nekk raxas say loxo bala nga dugg bu loolu weesoo gis ngeen robinet yi également ndoxu saabu ndoxu omo moo ci am ndoxu eau de javel mën nañ ci raxasu même au-delà des gels donc on a essayé vraiment que les conditions soient garanties pour que lii se passe très bien. gannaaw cérémonie bi nag professeur Daouda Ndiaye daal di jubali ca diwaanu ginnaaw raay ngir nag massawu naka noonu daal di wàllu ñi nga xam ne ñoom ñoo nag am jafe-jafe ci wàllu mbënn mi ba sax jënd fa ay moto pompe. di remercier professeur Daouda Ndiaye ndax bi mu ñëwee def visite de courtoisie ñëw xool mbënn mi ni mu méttee ak jafe-jafe nit ñi dund
mu yëkkati alalam jox ñu ko jëndal ñu moto pompe. action yemuñu rek ci diwaanu ginnaaw raay dem nañ fa nga xam ne moo nekk Kounoune foofu nag ndox ma dafa bëri woon lool ba nangu kër yi ak jàkka ya imam bi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ca dëkk ba ku ci ne nag wax mbégte mi nga xam ne moom la mouvement action def ci bërëb bi. professeur def na fi ay action yu bari li ci juuti mooy action yi mu def ci biir jumaa ji nga xam ne fan yii ci gannaaw daf fekkoon jàkka ji dafa inondé ndox mi kenn amul foo jaar ba tax na moom bi mu ñëwee ànd ak équipe am ñu jaar fi ñu wan leen ko immédiatement xaaruñu kenn dañu ñëw rek soobu ci biir ndox mi fi mu toll nii boo xoolee tey terrain bi fii ñu toog ni daan fees dal ak ndox mais léegi gis nga set na ba mën nañ fee taxaw neex naa jullee. une équipe de 15 personnes fii la ñu nekk ba 22h suba ba 22h te bu naa wax sax gée après gée la ñu añ waxuma sax reer mais añ parce que tellement dañoo bëggoon ndox mi génn fii. ñu situation bi macha allah alhamdulilah rabbil alamin comme mun naa jóge sama kër ñëw ba fii te c'est vrai que même su may jéggi yenn ndox yi tane na mun naa bañ a dugg si ndox mi macha allah mun nañu sant yàlla si loolu. professeur Daouda Ndiaye jàpp ne lii bu ko defee dafa jàpp ne ci askan wii la bokk naka noonu tamit képp koo xam ne doomu Pikine nga wala ginnaaw raay war na mën a ñëw jàppale lu nu mel ba pare di leen masawu ci jafe-jafe yi. li ñu gën a tax ñëw mooy masawu leen coono xool comme ni li nga xam ne mën nañ ko ci ñu def ko ci parce que du tere ñu xam nangu dogalu yàlla te ñi war décider également ñoom ñi war a ñu décider seen décider mais ngeen xam ne daal ñu on est là te bokk naqar beeg yéen. yaakaar ne liñ ci def defuñu ko kenn suñu bopp lañ ko defal. visite bi nag moom professeur Daouda Ndiaye mu ngi ko jeexalee ci dispensaire bu ginnaaw raay nga xam ne taw bi dafa nangu woon bërëb ya ba yàq fa lu bëree bëri mu daal di leen jàppale nag mu daal di dugalaat loxoom ci poosam daal di leen jàppale te lu nu mel sax du guléet. professeur du tey la fi ñëw bii mooy ñaareel bi mu fi njëkkee ñëw da doon faj nit ñi liñ naan hôpital bi la déplacé woon indi ko ginnaaw raay du ginnaaw raay sud rek c'est les ñaari gannaaw raay sud ak nord kon bii mooy deuxième mu ñëw mu tombeek inondation bi ma fees yàqule lépp yàqu mu ñëw indi 1 million teg ci taabal ji kon nag suñu amoon lu gën a rëy merci dañ naan ko dañ ko koy wax mais dañ naan ko jërëjëf tubaab naan merci Sénégal doomi Sénégal la koy defar Dakar doomi Dakar kon ginnaaw raay doomi ginnaaw raay nañ def benn say defar ginnaaw raay ñun ñëpp rek pour le développement de ginnaaw raay jërëjëf professeur. tey sant nañu yàlla bu baax a baax donc ku fi ñëwoon xaw a seexlu sax boo doo fi dugg donc wax dëgg yàlla du ñu def lu dul remercier vraiment de vive voix monsieur le professeur ku ko woo vraiment mu jóg il est très disponible. bërëbu fajukaay nag nekk lu gën a am solo ci askan wi ndax képp ko wopp fa nga jëm soo ko dimbalee rek mel na dimbali nga askan wi kon nag bu ñu bàyyee mbir mi état bi wala mairie bi na ci ñëpp dugal seen loxo. beneen masawu coono d'abord ci mbas bi te yéen a fi nekkal askan wi te tey ñun suñu rôle mooy jàppale autorités yi jàppale état jàppale maire yi. dëgg la def nañu ci biir quartier yi dugg nañ ci kër yi def nañu fay def mais fii la ñëpp di daw buñ jàqee donc fii je pense que c'est important. ak yow li nga taxawee ak waa carte bi mu taxawee ma jàpp ne dañuy ñëw rek dimbali état dimbali maire yi dimbali population bi te jamono ji ku ci nekk soxla nga dimbal donc xeeb nañ ko lool mais voilà 1 million bu ngeen dimbal ci biir par rapport à ça. waa action nag wane ci seen bopp dugg ci banlieue bi bu mbënd bu métti bi amee diwaanu ginnaaw raay jàmm gën ak yeneeni bërëb. dañuy nekk suba ba guddi jot ngir fexe daal di wàññi nag jafe-jafe askan wi di ŋàcc ndox mi ay camion suuf ay brouette ay peel ak i bot bàyyiwuñu dara lépp rek fexe ba li nga xam ne moom moo nekk seen bàkk di seen tawféex sunu yitte ñu mun koo jëmmal. falaade yonte jëla nem sa yeddaaki jàngoo